mbokki bisimilah dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi bokk na la ca gën a fës bu ñu moyul njàng mekk njàngale mi dinañu rompoñ bu baax ci atum ren bi gannaaw waa SAES tey jile waa G20 ñu xëy artu waa kay di sàkku ci nguur gi mu sàmmonte xaatim yi dox seen diggante te ñu xaatimoon ko ci atum 2014 bokk na ci nag rappel d'intégration yi waaye it koppar yi ñu leen yoreel audit pédagogique ñoom nag nee nañu bu nguur gi àdduwul jëmale ci loolu wala sax mu doxal yoon daan leen déggaat fii ak weerub décembre leneen it di beneen coow boo xamante ne ma nga amee ca Tiwaawoon Pël la ñoom nag ña mbootu ca mbootaay te jile dañoo amaloon ndajeek way taskatu xibaar yi ne dinañ amal ab doxub ñaxtu ñaar fukki fan ak ñaar ci weerub novembre bi ñu nekk ngir sàkku ñaar fukki hectares suuf yi nga xamante ne ñoom ñoo ko moom ci fàttali ñaar fukki hectares yooyu nag nguur gi moo leen ko joxoon ci jamono ji ñu leen doon yëkkati tàggat yaram daañu waxtaane kuréel wala sax kuréel gi ñu ëmb taskatu xibaar yi yëngatu ci wàllum tàggat yaram te jile doon amal ndaje bi nag doon ci sànn ñi gën a fës ci wàllum tàggat yaram bokk na ci Sadio Mané Ballon d'Or waaye it Modou Lo nekk ki nga xamante ne moo ci gën a fës ci bëre dóor loolay ponk yi mbokk yi bu ngeen taaxiloo ñu daal di koy faram-fàccee. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi dañu koy door rek wàllum yoon tey jilee Abdoul Mbaye demoon na ca doyen des juges ngir mu daal di koy déglu ñeel mbirum Petro Tim kàddu yo mu yëkkati nag ba mu génnee bokk na ci doyen des juges moom yor na lépp loo xamante ne soxla na ko ñeel dossier boobu yaay it mi ngi am jot ne yoon dana def liggéey ba ca war ñu déglu Abdoul Mbaye ci micro Mame Abdou Guèye Kassé. opposition bu nekk ci Sénégal rek yaa ngi koy bëgg miin maanaam ñi lay convoqué ak yeneen waaye bii moom ci dëgg-dëgg ñun ñoo ko laajte woon ndax xamuñu woon bi ñuy ñëw ci yan anam lañ doon la ñu doyen des juges foofu ndax ñaara am benn bi appel à témoin bi ngeen fi déggoon te ñun waxoon nañu ne gëmuñu ko lool waaye teewul ndegem dañ laajte dëgg rek dem nañu wax dëgg taxaw ci li nga xam ne moom la ñu xam ñaareel bi am na itam benn plainte boo xam ne CRD maanaam kuréelu opposition boo xam ne ci la ñu bokk acte bokk ci ak ñeneen parti déposé na benn plainte itam waaye boobu moom dañ ko teg fu wóor ndax li wóor mooy décret bi tax ñu jël teenu pétrole ak gaz jox ko ku ñuy wax Franck Timis ak société am décret boobu dafa teggi yoon li indi nag mu teggi yoon moo di ne dañ ca duggal lu leen doonu te dëgg man de li ma wax dina ci dellu ginnaaw li ma wax jël naa ay document bu mu mët sëkk yaakaar naa dina téeméeru page sax teg ko seen loxo. mbirul Petro Tim keneen koo xamante ne tey jii it déglu nañ ko mooy Birahim Seck moom it jaaroon na ca doyen des juges gannaaw ga nag ba mu génnee kàddu yu mu yëkkati bokk na ci ne dëgg gi moom day yéex rek waaye dina musa feeñ waaye itam na njortu ne yoon dina ci def liggéey ba ca war ndax mbir yi moom gis ne jafewul comme ni ñu ko fogee ñu daal di wax ci coow beneen coow nag gannaaw bu waa HLM Mariste déggoo am seen digganteeg nguurub Sénégal ñi nag ñooy collectif bay nekkee fële ca Tiwaawoon Pël ñoom te ñoo doon dajek way taskatu xibaar yi di artu sàkku nag ñu delloo leen ñaar fukki hectares suuf yi nga xamante ne ñoom ñoo ko moom fàttali ñaar fukki hectares yooyu nguur gi moo leen ko joxoon ca jamono ja nga xamante ne ñu ngi leen doon yëkkati ca bërëb ya ñu dëkkoon Abdourahmane di Souleymane Diallo. suñu kër suñu bakkan suñu suuf suñu bakkan suñu kër suñu bakkan. ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru tubaab bii ñu nekk muy novembre dinañ amal doxu ñaxtu mu di ab doxum ñaxtu ngir défendre yile intérêt waa collectif bu Tiwaawoon Pël mu di collectif bi nga xamante ni li muy xaar si nguur gi nekkul lenn lu dul ñu delloo leen seen terrain bi nga xamante ni toll na si ñaar fukki hectares mu di ab engagement bi nga xamante ni nguuru Sénégal jëloon na ko te ba tey jii bu ñu sukkandikoo si seeni kàddu respecté wuñu ko. biñ ñuy xamal ni 20 hectares yi yéen a ko moom boobu dañ ko bind ci këyit jox ñu ko. waaye biñ ñuy wax ni président nee na da ciy dellu ginnaaw kenn bind ko ci këyit lu dul dañ ñu ko wax noonu rek biñ ñu ko waxee nag li ñu leen tontu leer na mooy que ni bu ngeen ko bëggee nangu ci suñuy loxo na ngeen ko soppi def ko Baqiya numéro 2 parce que ñun duñu ko bàyyi tey duñu ko bàyyi ëllëg su fekkente ni décision bi mu jël ba jox ñu 20 hectares yi ak lu ko nit mun a wax
ba mu dellu ci ginnaaw loolu na ko seetaat. ñoom itam ñu dund yooyu les situation ñi nga xamante ne ñooy victime copropriétaire HLM Mariste ñoom nar nañu bokk ci xeex bi ngir jàppale bile collectif te itam ñu fexe lépp ba mbir yu ni mel maanaam jafe-jafe yu ni mel mën a dakk ci réew mi. li nga xam ne moom la ñu xam mooy fépp fu ñuy néewale doole askan wi dinañ ñu fa gis ñun collectif des habitants des Maristes xeex bi ñu xeex barki démb Sénégal gépp jàppale ñu ci ba ñu am ndam fu lu mel noonu xewati bu ñu fa woo dinañ fa dem te dinañ ko xeexle ñooñu ba ñu am ndam parce que lii xew Sénégal jaaduwut lii xew Sénégal jaaduwut ku ko waxul dangaa mënut a wax wala sañoo wax ñun nag ginaaru kenn nenuñu. taxawal ab fédération bi nga xamante ne mooy teewal képp ki nga xamante ne dafa dund yile jafe-jafe loolee doon na li nga xamante ne jàmp na bu ñu sukkandikoo si ñi nga xamante ne ñoo jiite FRAPP France Dégage Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal fas yéene nañu ci liggéey bu baax ngir rekk jëm fi dakkal li nga xamante ne moom la ñu tuddee injustice sociale. dal na waa Tivaouane Peulh dal na waa Gàddaay dal na waa Diamniadio. mi ngi ñu wax ci leneen ñeel njàng mekk njàngale mi ñëw def nam xambin ci diggante groupe Sénégal ak syndicat d'enseignants yi tey ji la nag waa G20 ñoo doon génn di artu di sàkku nag ci gouvernement bi ngir mu sàmmonte xaatim yi doxoon seen diggante xaatim yooyu nekk ci atum 2014 ba tey ñu ne ñoom furaas gisuñu ci lenn bokk na ci nag la ñuy sàkku mooy intégration waaye it seen rappel yi audit it bokk na ci sàkku teefu G20 ngir nguur gi gën cee taxaw lu ko mooy rek fii ak fan wala sax fii ak weerub décembre danañ leen gën a dégg. Reportage Omar Kane Augustin Manda. lu ñu mën a jàpp ba jàpp ko mooy que ni jàngalekat yi nekk ci G20 bi mere nañu lool nguuru Macky Sall mere ko ci ñàkk doxal accord yi ñu signé woon bor bu toll ci téeméeri milliards bu leen nguur gi amel ak yenn avantage yoo xam ni amatuñ ko ak yeneen i ponk. lañ déggoo nguur gi France daal di xëddeen lépp luñ déggoo nag ñu da ñoom dara lañ ci def. benn bi mooy këyit yi nga xam ne moom la jàngalekat yi di jot ñu koy tuddee ay këyit yu war seen avancement ak année yan liggéeyoon ñu ko war leen koo delloo yooyu këyit nga xam ne mooy tax jàngalekat bi loolu muy ak xam ak yelleefam ñu jox ko yooyu këyit la gouvernement bi téye parce que xam na ne su ko joxee jàngalekat day am lu mu ko ameel loolu lañ wax ne na dakk parce que loi bi waxul loolu te waruñoo jaay jàngalekat yi doole beneen bi mooy dañoo amee jàngalekat yi bor bi toll ci téeméeri milliards yoo xam ne yokku na fi parce que ñoom solde ñoo ne woon téeméeri milliards la waaye bañ koy waxee léegi am na ñaari at yu ci teg te ñaari at yi ay actes yu bëri génnaat nañ donc téeméeri milliards yi teg na ñu ne nguurub Sénégal suñu téeméeri milliards ren dañ ñu koy fay parce que mënatunoo xaar ku am alal bay maye kon war ngaa fay say bopp kon nag ñun nan jàpp ni suñ téeméeri milliards yooyu lañ wax ren ni jàngalekat dañ leen koy fay ci nii wala ci naa wala jàmmarloo bi dana metti bu ñu sukkandikoo ci jàngalekat yi ren duñu may dara nguur gi te xeex bi dinañ ko tàmbali ci lu yàggul dara. ñun G20 nañu taxaw tem pour la ñu déggoo woon ak nguur gi sa 2014 ñu doxal ko bu ñu bëggee jàmm suñu ko doxalul préavis bi su jeexee parce que loi bi moo ne boo déposé sa préavis de grève weer ngay toog doo grève weer woowu ñuy toog nag dañuy wër ci Sénégal fépp fu jàngalekat nekk ñu dem seeti ko defar suñuy délégation dem toog ak jàngalekat yi ci biir weer woowu muy weeru mois de novembre bi su jeexee nag te nguur gi àdduwul ci lii ma fi bëgg a lim ci gën a am solo dinañ jàmmarloo ak ñoom ànd ak jàngalekat yi pour won leen ni ñoo ñee nga xam ñoo ànd ak moom ci tappale yi ak ci naxaate bi ak di complot ci turu jàngalekat yi ñun G20 duñ bokk ci loolu. ñoom syndicalistes yi nekk ci G20 bile wane nañ bu baax seen mer ci seen ñoñ yi nekk ci G6 ci ñoom G6 des complot ak nguur gi si ginnaawu jàngalekat yi wane itam seen mer ci Innocence Ntap Ndiaye mi jiite au conseil du dialogue social mu ñu wax ni dafa tële. gannaaw jàngalekat yi noo ngay nekkee ci daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop ñoom it dañoo daal di mer la ñuy naqarlu nag mooy kenn ci seen ñoñ moo amoon nag gaañu moom sax ci seen yëngu-yëngu yu ñu doon amal ci ay bés yi ñu génn ca la ko benn bal laaloon ci tànk boobu ba tey nag amul benn kilifa bu ci àddu ñoom moo tax nag tey ji la ñuy joxar bi baaraamu tuuma ne waa kudd nañu jóg jël mbir mi lu ko mooy rek daañu leen gën a dégg ñu déglu ci Bassirou Tine moom la ñu dénk seen kàddu ci micro Ndeye Aminata Ndiaye. comme ni ko sama camarade waxee rek keroog du ñu amoon benn ndaje ak ki nga xam ne mooy jiite bourse yi direction des bourses si ndaje boobu noonu wax nañu ko maanaam problème mu étudiants yi
muy problème mu bourse yi mais moom keroog dëgëroon na ay kadoom trop jëmale ko si ñun te yaakaar naa moom foofu mu nekk ñun ñoo ko fa teg su nekkul woon ñun yaakaar naa direction des bourses du am leneen du am donc yaakaar naa lépp lu mën a am aussi tamit war nañu mën a jox respect comme ni ñu ko joxe mu déglu ñu depuis tànk bi am maanaam ñoom du ñu ko négliger amul kenn koo xam ne yëkkati nga tànkam ñëw seet si moom pour ne ma xam nga nekkul ne par exemple ay xaalis la wala leneen mais maanaam fii nii famille lañ nekk je peux dire que ne ñoom ñoo nekk suñu ay waajur fii nii te yaakaar naa sa doom bu nekkee si ay torof-torof war nga dem au moins lu mënul ñàkk nga dem maanaam nga masawu ko si tiis woowu noonu laaj ko si yan condition nga nekk mais defuñu si dara DG bi ñuy dégganteeg moom mu ne jox na ay maanaam ay ordre Khalifa Diagne pour mu ñëw seet suñu pour mu ñëw jël ñu en charge mais jusqu'à présent defu si leen. ñu wutali ca Mbour Géej wax ci weneen fànn bi la yoon jagleel ko mbënn mekk programme yeeg projet yi nga xamante ne tegoon nañ ko ci atum 2012 ba tey ki nga xamante ne nag moo jiite woowu pàcc di jawriñ gi di Omar Gueye gis ne mbir yi nag xel mun na cee dal ndax li ñu ci yaakaaroon lépp doon nag jege nañ ko bu baax ci wàllum réussite moom Omar Gueye nag ma nga doon jiite benn ndaje foofee ma ndaje boo xamante ne dañ ko jagleel li ñu dippee capitalisation des acquis résultats yi projet bi nga xamante ne dañ koo jagleeloon mbënd mi nag ci Pikine nag Géejawaay mu gis ne foofee mbënd mi moom wàññeeku na fa bu baax ñu déglu ko ci micro Aline Kane. waaw projet lu baax a baax la ndax bu ñu fàtte ni 2012 bi président Macky Sall di ñëw au pouvoir dañu ñëw rek fekk fi inondation yu métti yoo xam ni sax ay nit ñàkk nañ ci seen bakkan ay dégâts yu mag a mag yoo xam ne am na ci réew mi moo tax président Macky Sall ci jamono yooyu taxawal plan décennal de lutte contre les inondations. ci biir plan décennal de lutte contre les inondations nag dafa am benn volet boo xam ne dañ koo jël dénk ko ADM muy projet mu laal Pikine Guédiawaye te war a laal Ndar ak même zone Diamniadio mais li ñu gis mooy fépp fu projet bi jaar inondation amatu fa te li may wax lu ñu mën a lu làmb daj lañ koy wax te ci biir jataay bi gis naa fi maire Dalifort boo ko laajee nu Dalifort meloon avant projet bi di ñëw ak ni mu mel tey ñun dem nañ fa weer ci ginnaaw mais li ñu gis mooy inondation amatu fa non seulement inondation amatu fa mais aménagement dañ ko def ba bërëb boobu neex a dëkk léegi donc projet lu am njëriñ. ñu wutali ca Banjul ak pegg yàpp lakk bu métti nag moo fa am lakk boo xamante ne ma nga bàyyeekoo ci benn usine gaz boo xamante ne benn gaz moo explosé foofee loolu nag li mu yàq ci koppar bëri na loolu xayma gi nag mënaguñu koo def waaye leneen nit la fa yàqu toll na ci téeméeri woto yu nekkoon ci booru entrepôt boobu maanaam usine bi nga xamante ne mooy usine gaz bi ñu dem ca Banjul fekk fa suñu ndaw Amadou Bari. wéetaay la ñu nemmeeku ci zone industrielle Kanifing nekkoon bërëb bu xumb laata jéje bi am ci ay bis ci ginnaaw waa ji tollu ci fanweer at moo yoroon ab garage bu nekk ci wetu dépôt gaz fu lakk-lakk bi bàyyeekoo mu nekk ci choc oto yu nekk ci garage am yépp lakk waaye mënagul xam perte yi nu mu tollu. amanguma jot pour def loolu waaye xam naa ne moom 91 moto yu fi lakka yépp moto bu si gën a tuuti ba tuuti mu ngi jar ay 300,000. voilà yeneen ñu fi sax nekkuñ seconde hand yeneen ñu fi es la yeneen ñu es la lay comme toganguma maay xayma moom xaalis bu bari la. moom nag compagnie am amoon na assurance waaye mi ngi xaarandi. yaakaar boobu moom ñëpp ñu siy dundee. mooy ñun mooy borom moto yi mooy ñeneen ñu bari. fu ne ni ñu ngi dundee comme ne ku si am sa insurance yaakaar nga ne boo amutee yëpp insurance compagnie bi tam dina la mun a xool moom tamit lu mu laa jàppale cause yaaxu bu nekk fii yëpp fekkee ne léegi 50 moto yoo xam ne ñoo bokk benn insurance te insurance moto yu yëpp ñu nekk ay moto yu cher te benn insurance compagnie la gaay bokka loolu moom dina jafe trop. waa ji itam dafa ñàkk otom ci incendie bi mi ngi am yaakaar compagnie d'assurance bi jokko ndàmpaay. am naa si yaakaar daal because dama ko insurance to be honest and it's already recorded there even West African insurance bi yëpp fay naa ko for the whole year dama ko dee fay man odi moto bu ma amee dama ko dee fay so maybe maa ngi expect dara si ñoom. ginnaaw jéyi bi am ñuy profito ngir ñëw sàcc ci guddi mu nekk lu metti ci ñoom tax rek ñu gën a bàyyi xel. nga doomi aadama yi ñeneen ñi
yaaxu bi leen dee ut yoon pour def lu bon guddi suma waj maam bi daf de sonna fii trop dafa am ñu dee ñëw guddi di sàcc ay bagages waaw comme aluminium yi nii gars yi dee ñëw di ko sàcca xam nga fii di ko jaay si feeraay yi. ci lakk-lakk bi mu amaale ay substances chimiques yu ñu nemmeeku ci bërëb bi liggéeykat yi ñu bari xamuñ ko waaye mën na gàllankoor seen wérgu yaram agent ministère de l'environnement bi dafa ñëw jël ay prélèvement léegi maa ngi dugg fale ci biir fekk ñoo xam ne ñii ñu ngi buub di def ci saaku soluñ glove amewuñ masque te mu ngi saxaar sax teg ci soo nit ñi ñoo war a bàyyi seen xel ñu ci seen attitude waaw pour ñu am di fagandekoo suñ boppa dimbale suñ boppa ñun suñ boppa liggéeykat yi di xamle ne su dee sax am nañu assurance amuñu yaakaar jotaat ci lépp lu ñu ñàkk waaye ñoo ngi xaarandi l'enquête bi wone li waral lakk-lakk bi am. tàggat yaram tey jii la nag la ñuy doon amal ab kuréel wala sax ndaje boo xamante ne dañ ci doon saytu ak génne ñiy yëngatu ci wàllum tàggat yaram te gën a ràññeeku bu baax maanaam ñi ci gën a xarañ ca at mi ñu nekk ak kuréel gu ëmb way taskatu xibaar yi yëngatu ci tàggat yaram ren jilee bokk na ci ñi ci gën a fës Sadio Mané Mbagnick Ndiaye Modou Lo général Malika Jean-Louis Barthélémy Diouf ndaje mi nag ñu ngi ko doon amalee ci groupe E-Media Invest Sékou Seydi. ginnaaw bu mu ko jëlee ci atum 2014 2015 2016 2017 ak 2018 Sadio Mané daal di ne jëlaat Ballon d'Or Sénégal atum 2019 ñu duppee ko léegi prix Jules François Bocandé ci ñaari fukk ak juróom-ñeenti rédaction yi nga xamante ne voté nañu ñoom ñëpp doomi Bambali gi la ñu jiital lii di gulet muy am ci événement ANPS bi naataangoam bi ñu formé ko itam génération foot ni moom Jean-Louis Barthélémy Diouf moom la ñu tàbb mu nekk footballkat bu nekk ci championnat local bi bu gën a xarañ mu jël prix boobee nga xamante ne léegi ñu ngi koy woowee prix Ibrahima Koulibaly Jean-Louis Barthélémy Diouf ràññeeku na bu baax ci saison bi ñu génn ak génération foot bokk na sax ci ñi gën a tax club Grenat bi daal di jël championnat bi ak fukk ak benn but yi nga xamante ne dugal na ko ba tax mu nekk deuxième meilleur buteur saison bii titre sportif bu gën a ràññeeku ci at mi kii di Mbagnick Ndiaye lañ ko jox mu nekk champion d'Afrique judo ci ñi nga xamante ne seen kilo yi dafa weesu téeméer judoka bi ay atam toll ci ñaari fukk ak juróom wane na boppam itam ci Jeux africains yi ñu doon amal ak yeneen jongante yi nga xamante ne am na ci at mi jamono ji mu nekk fale ca France di waaj JO yi nga xamante ne dinañ ko amal ca Tokyo ci atum 2020 Mbagnick Ndiaye tey di fête ñaari fukk ak juróom benneelu atam loolee di ànd ak raaya bi nga xamante ne ANPS jox nañ ko di raaya Amadou Diaba raaya lutteur avec frappe bi kii di Modou Lo lañ ko jox moom mi nga xamante ne moo daan Eumeu Sène nekkoon roi des arènes mu toog ci chaise buur bi moom mi la ñu tàbb mu nekk mbër bu gën a ràññeeku ci at mi ñu jox ko titre bi nga xamante ne Abdourahmane Ndiaye Falang lañ ko duppee ci wàllu mbapat kii di général Malika lañ ko daal di jox moom mi ñu jàpp ne ci saison bi ñu génn bokk na ci ndaw yi nga xamante ne ñoo gën a wone seen bopp ci wàllum lutte sans frappe. Sékou Seydi ñu desandi ba tey ak xew-xew jagleel raay ñi gën a fës ci wàllum tàggat yaram ak taskatu xibaar yi gannaaw nag ndaje bi nemmeeku nañu ay toppiteef yu bëri yoo xamante ne am na ci ren ngir gën ci amee nañ ci daal di déglu Abdoulaye Thiam àdduna ba tey ci micro Sékou Seydi. coppite yu bees yu ñu indi ci mbirum organisation meilleur sportif. mooy maanaam dañu bëgg a taggoo ak li nga xam ne dañ ko fekk tubaab yi di ko def muy par exemple Ballon d'Or nag sunu ay naataangoo yi liggéey fële ci France Football ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo ko créé ci 1957 ba léegi dem nañ ba benn moment nag gis ngeen léegi FIFA waxatul Ballon d'Or the best lay wax CAF tamit mu ngi jéem a négocier avec France Football pour récupérer titre bi mais moomu ko loolu moo tax muy woowee meilleur footballeur africain ñun nag dañu am ay dirigeants yu xarañ amoon aussi ay athlètes yoo xam ne jar nañu ñu récompenser leen immortaliser leen loolu lañ def moo tax nag ci titre meilleur sportif année bi dootuñu waxati meilleur sportif dañuy jël trophée El Hadj Amadou Diaba li tax ñu tànn ko nag Sénégal 1960 ba léegi moom kenn moo indil Sénégal lu ñuy woowee médaille d'argent mu ngi ko gagné en 1988 ci Jeux olympiques yi amoon fële ci Séoul ci Corée du Sud.
Modou Lo nag mu nekk mbër bi nga xamante ni moo gën a xarañ ci bëri dóor mu gañe tey raay boobu mu jur mbégteeg bànneex ci moom kàddu yooyu nag mi ngi ko yëkkati gannaaw ba mu doon amal ak waxtaan wi yaatu ak Pa Ngagne Diagne ak Malick Thiandoum ñu jël leen sëslëf ci waxtaan woowee. di sant yàlla d'abord rek xam ma am ci contentement bu baax a baax parce que sportif bi ci Sénégal bari na ci lutte bi xam nga ñu tànn ma ci man. def ma ci ren première encore xam nga du ma def lu di sant yàlla di leen sant ñoom it di leen gërëm. saison bi xawoon na métti parce que jóge ci défaite jëlaat combat dafa métti xam nga wax ci dina bari xam nga mais sant yàlla rek di wax ay sportif la ñun loolu lañ ko def comme compétition xam nga ba tax na loolu moo tax méttiwul xanaa mentalement rek xam nga nit ñi dañ la sonal lii defal nii dugal fii préparer nii mais xam nga comme duñu ay gan ci affaire yi. sant yàlla daal xam nga suñu mental xaw na dëgër tuuti ba ñu gérer ko xam nga ba tey yàlla dogal lii alhamdulilah daal. xibaari bi ci réew dañ ci ànd ak Mame Abdou Guèye Kassé. Ibrahima Boubacar Keïta moo ngi woo askanu Mali mu daal di def ab say ci gannaaw l'armée bi woote bi mu woote nag moo ngi am rek gannaaw cong yi nga xam ni am na foofule ca réew ma bu ci mujj sax daal di def. ñeent fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama yu si ñàkk seen bakkan ñoom ñooñu leen ñëpp nag nekkoon ay soldaar IBK ci janoom ak askan wi wax na ni nag jàmm ca Mali ak sax existence su Mali daanaka bu ñu deful dara dina nax saay moom njiitum réew mi ñàkkum kaaraange bu am foofule ca réew ma jaaxal na ko lool ba tax na sax muy sàkku rek ñu daal di amal lii di solidarité internationale suñu bëggee gañe rek lii di terrorisme discours am bi nag moo ngi am ci jamono bi nga xam ni tiitaange bu rëy moo dal ci kaw askan wi ndax cong yu bëri yi nga xam ni am na ca digg réew ma yooyu la cong sax di faral di faat ay civil naka noonee tamit ay militaire police nigériane bi daan nay libéré lu toll si 200 ak juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama ci benn kër bi nga xam ne nag dañ fa doon tàggat ay ndaw ci lu jëm ci diiney lislaam boobule kër nag moo ngi nekkoon ca bët saalumu réew ma ñoom nag ñoo ngi leen gis gannaaw série de raid bi nga xam ni l'armée bi moo ko amaloon foofule ab waxambaane bi nga xam ni fukk ak juróom-ñetti at la am moom sax moo daal di alerté kii di police ba police daal di yegg sa foofule ci lu gaaw a gaaw daal di libéré ñii di xale yi moomule sax dafa jotoon a rëcc ci centre boobule borom centre bi ak juróom-ñetti doomi aadama jot nañ leen a jàpp fu mu nekk ni nag l'enquête bi mu ngi wéyandi. ay pirate jot nañoo jàpp ñeent membre d'équipage benn pétrolier grec ca waax yu Togo bu ñu sukkandikoo ci média britannique bi di BBC. kidnapping boobu nag moo ngi am ay fan képp gannaaw benn bi nga xam ne nag amoon na ca waax yu Bénin di dëkkandoowu Togo bu ñu sukkandikoo ci marine togolaise bi yooyu les pirates nag ci bateau bi ñuy woowee LK Aristote nañu yéegoon ca port bu Togo ñoom nag jot nañ faa tiire ay balu fetal ba sax daal di fay gaañ benn agent de sécurité ñooñu leen ñu kidnappé maanaam ñooñu ñu jàpp ay doomu Grèce nañu Géorgie ak Philippines. Iran dafa war a sàmmonteeg tëralin ñu accord sur le nucléaire bi nga xam ni xaatim nañ ko ci atum 2015 loolu le moo génn ci communiqué bi nga xam ni jëwriñ yu ñu dénk wàllum bitim réew bu réewum France Angleterre ak Allemagne ñoo ko xaatim commission bu Union européenne nag moom dafa ni rek dina sàmmonteeg bépp dogal bi nga xam ni agence internationale de l'énergie atomique dina ko génnee moom nag di fësal njàqareem ci ëllëgu accord bi ndaxte jàpp na ni fu mu nekk nii dina jafa lool ñu daal di koy sàmm. ñu wutali ca diwaanu Kaolack ak njàqare ga nga xamante ne askan woo dëkkee ca boobule gox ñu koy dund jamono ji loolee nag lu ko andi du lenn lu dul ay canal yi ne xuus ca mbedd yi waaye la yooyu les canal amul ab kubéer mu mun la jur tiitaange ci seen njaboot ndax tout tànk yi léeg-léeg dañuy fay faral di fowee di fàttali nag ca jamono Kolda amoon na benn programme boo xamante ne dañ ko jagleloon yeesalaat dëkk ba boobule programme nag moo jur yi les canal programme bi nag mujj la antu moo tax ba tey gisuñu benn kubéer ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi ngir ñu daal ci jóg balaa muy jur musiba ci seen gox Seydou Diatta. yoon bi jëm aéroport jaar Dumasu nga xamante ne quartier populaire la nekk na fu ñuy gën di nemmeeku ay accident ci biir commune bu diwaanu Kolda dëkkandoor yi ak wuy jëfandikoo yi jàpp ne lu ko waral mooy kanu yi nekk ci peegu tali bi te tëjuñu ko. fii amul semaine bi nga xamante ne du am accident. dëmb am na fi accident barkaati dëmb ak semaine au moins. y a des cas d'accident chaque jour ñi ñu ngi dëkk ci tiitange te surtout ñi dëkk ci côté tali bi am seeni njaboot
te xale xam nga dafa naxari contrôler quoi. lamp yi takkatuñu caniveau yi fàttuñu leen di nga gis sax ku jóge fale ak moto mu ñëw ba fii rek dugg ci biir caniveau bi. caniveau yi ñu ngi indi accident yu bare sax ñu ngi daanu fii seen tànk yi di damm. loolu moo dal sama goro bi ñëw ba fii nara éviter moto bii di ñëw bi ko tapé noonu ci lumière bi ci bët bi mu taxaw ndeke fu mu taxaw noonu ci caniveau bi la taxaw mu tombi ci man mii di wax ak yow dugg naa ci caniveau. sabu ɗi bila mbaɗa ɗo ko yani ɗo e neɗɗo gaaño wona moto wona saret wona neɗɗo a yiyat ɗo mawɗo debbo yana koyngal ngal helaro nder rowanin ko ɗo goɗɗo yani koyngal mum ngal heli naɓa hôpital régional maayi minen sago amen tan nan kono ɗi gudde ha moƴƴa. lu nu mel lañu nemmeeku ci mbedd yu bari nekk ci biir commune bu diwaanu Kolda naam ñu nekk ci njombortal mairie bi ci jamono ji fii lañu ko fekk waaye ñu bari ci askan yu fi yeewoo jàpp ne ab càggante la. lii depuis ñu defar ko ba léegi nii la mel pratiquement tali 2006 si je me rappelle bien 2006 lañ ko defar te depuis 2006 ba léegi canaux yi nii lañ mel. lii nii man am na nu ma doon amee moyen sax man mun naa ko tëjal sama bopp parce que lii du liggéey bi nga xamante ne war na mun a jaaxal état bi wala maire bi ñu ngi jëlee xaalis di ko pasare un peu partout. problème bi yëpp mairie bi la maire bi la parce que man mënuma comprendre maire bi mënul nekk fii taal mi fii te chaque jour mu ngi koy gis du naan gisu ko c'est pas du tout normal maire bi am na part de responsabilité mais population bi tamit am na ngandimam part de responsabilité parce que le maire ceux qui l'ont élu fii ñii la. vraiment war nañu jàppale si caniveau yi daal ñu fàtt ko. tiitaange gi gën naa yokk ci waxtu wi ndaxte école commencé na te yoon bi lañuy aw ngir jot ci école yu bari rax ci dolli yoon bi mooy bunt commune bi côté sow jant. jaajëfal la bu baax Seydou Diatta mbokki xibaaru marax yi fii lay daal di yem 19h45 Khalifa Diakhaté dina ñëw andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan 20h30 seen émission Kennu Askan Wi jërë ngeen jëf.